ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbégte la ñu am saay su ne dalal leen ci seen site Info Public TV comme nuñ koy defee nag saay su ne bu waxtaan bi daal di yegsee fii ñu daal di koy faram fàcce ñu ñëw bu baax a baax ca Pastef Canada ñoom daal di nañu rek xamle ne le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa war a reprendre l'appel ak Ousmane Sonko pour rek mën a am ab retour total au parti moom ñi nga xam ne nag ñoo di coordination Pastef bu Canada daal di nañuy xamle ne actuellement le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo war a rek retourner dellu ginnaaw te it wéyal li nga xam ne ni moo di seen projet comme nañ ko rek jaayee woon ñi nga xam ne ni ñoo di les Sénégalais bu ñu sukkandikoo ba tey ci seen ay kaddu daal dinañ xam ne file ci réew mi moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye warut a def dara loo xam ne ni day métti Ousmane Sonko gannaaw ba mu nekkee nag ki nga xam ne moo porté projet bi ba fii mu yegsi wante sax daal di koy tabb def ko candidat wam ba ñu fal ko ci élection présidentielle yi nga xam ne nii daal nañ koy génn mu nekk Pastef Canada wala sax beneen dëkk ku ci nekk yaa ngi rek yëkkati ay kàddu ñoom en tout cas dañoo mer rek bu futu jëmale ci ki nga xam ne ni moo di le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ñu jàpp moo di moom mais bu lees waxul na leen rek daal di trahir ndaxte daal di nay taxaw ci tànk yooyu gannaaw nag ba mu jëlee yenn ci ay transhumants daal di leen di jëmale fi nga xam ne ni moo di ci la coalition Diomaye président wante it sampaat beneen partem ca côté ba ngir rek waajal yeneen élection présidentielle 2029 te ñoom sax daal nañu jàpp ne yooyu la élection Ousmane Sonko moo di seen candidat te it benn yoon moom Bassirou Diomaye Faye du mën a gagné face à Ousmane Sonko jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi jox leen dig daje beneen yoon ci beneen jeetaay xibaar jaa ngeen jëf cant ak gërëm ñeen na leen